Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Gars yi s'il vous plaît partagez leen ñu ñëw waxtaan ak yéen wax ci les détracteurs de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dafa sonn ndeysaan dañ koy attaquer rek quoi il est fatigué mais dara na muñ rek incha allah oto bi nga xam ne moo nekk ci kanam moom la ñuy klaxonné quoi waxi ñaaw yi ñuy wax ci moom ak yi ñuy wax ci Pastef yëpp parce que dañoo nekk ñu baax rek ku baaxul kenn du la wax yu bon kenn du wax ci yow wax yu ñaaw moo tax ma bëggoon ngeen partager Joël Manga maa ngi lay nuyu ak Fatou Sène Khadijatou Diallo ziar naa la Dame Ngom maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp maximum de partage gars yi s'il vous plaît voilà ñu ngi ndokkeel ñëpp nag ci chehru Ramadan bi nga xam ne incha allah am nañ yaakaar ne suba dinañ ko commencé voilà al mubarak yàlla nañu si yàlla yóbbu ak jàmm donc chehru Ramadan allazi unzila fi al quran hudan linnas wa bayinatin min al huda wal furqan wa man shahida minhum ash-shahr falyasum donc kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp loo xam ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla rek ak naafile yi yàlla na ko yàlla nangu incha allah voilà temps yi nag gis nañ ne comme Ousmane Sonko li mu yàgg a daj depuis bi mu créé parti Pastef ba léegi moog ñi mu àndal ñu ngi continuer di ko daj mooy ay attaques nit ñi ils font tout ses ennemis ses détracteurs parce que ñoom ñoo ko jàppee ennemi mais Ousmane Sonko jàppee wu leen ennemi Ousmane Sonko c'est un opposant sénégalais bu am droit am ay ambition pour réewam am ambition présidentielle am programme pour réewam wax sénégalais yi ne leen kat damaa bëgg ngeen fal ma su ngeen ma falee dinaa indi programme bii ak bii li manque ci Sénégal ak li nga xamante ni ça ne va pas te yàgg na man am naa ci solution mu bind benn livre tuddee ko solution daal di ci dëxëñ li nga xamante ni moom mooy programme am yëpp fu mu nar a jëmale Sénégal yëpp am ay sénégalais yoo xamante ni nag wax dëgg yàlla ñoom gis nañ ci seen bopp te am ci droit ñoom it parce que kenn ku nekk ku la neex ngay choisir rawatina ak la jeunesse rawatina les sénégalais de la diaspora parce que les sénégalais de la diaspora dama ko daan faral di wax ñoom dañoo demoon ba mbiru politique gu Sénégal sax bëgguñ di ko dégg dañoo vomir politiciens yi parce que politiciens yi ñu doon yàgg am depuis 1960 dañoo salir milieu bi saltel ko ba ñëpp jàpp ne politique lu bon la ba sëriñ si sax bu ñu bëggee def politique sax dañ leen di wax na leen bu leen dugg ci politique ak ñi nga xam ne dañoo am éthique xam nga am lu ñuy jomb am ay vergogne sax dañoo vomir li nga xam ne moom mooy géewu politique bi wane ne géew bii kat géew bu salte la te pourtant ñoom ñoo ko saltel rek mais politique lu baax la politique c'est l'art de gérer la cité kenn ku nekk war nga mën a politique yonent bi lu tax diine ji dem ba toll fii nii ba réussir am réussite bi mu am dafa tegoon politique bu baax politique de développement ci diine ji pour diine ji mën a dem ba diine ji àgg fi mu àgg nii ak ñeneen ak ñeneen réew yi développé politique lañ teg xam nga réew mi développé mooy politique de développement kon politique lu baax la waaye comme suñ gars yi ñoom dañoo saltel mbir bi nga xam ne duñ bëgg keneen dugg ci ñoom rek ñoo ciy nekk di sàcc di def lu leen neex xam nga di bénéficier wu ci privilège yi ci avantage état te duñ ko bokk ak kenn léegi nag dafa demoon ba Sénégalais yu bëri vomir li nga xam ne moom mooy politique mais Ousmane Sonko nag bi mu ñëwee nag dafa joxaat ñëpp envie pour ñu bëgg politique pour defar Sénégal wan leen ne leen politique ñi fi nekk depuis 1960 ba léegi ñoom ñoo ko saltel waaye politique nekkul lu salte waaye lu baax la soo ko sellalee mu sell ba tax na Ousmane Sonko boobu nag bi mu ñëwee dafa révolutionné li nga xamante ni moom mooy la scène politique sénégalaise ndaw yu bëri gis seen bopp ci moom ak mag ñu bëri ak les sénégalais de la diaspora waxoon naa ko sànq léegi am nag ñu taxaw ñoo xam ne c'est des caïmans ñoo xam ne c'est des pouvoiristes des opportunistes des jusqu'au-boutistes comme ni ko Ablaye Wade waxee ak ñi nga xamante ni c'est des transhumants maanaam ñoom nguur rek moo leen intéressé ñoom seen intérêt personnel ci la ñuy dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg
ñoom daal nañ enrichiru waaye bu réew mi développé bu réew mi avancé bu waa réew mi yëg seen bopp ci réew mi ni muy doxee na waa réew mi pauvre ne waa réew mi nekk ci ay jafe-jafe bu ñu am hôpital yu baax yu ñuy fajoo bu ñu am ndox mu sell mu ñuy naan bu ñu am courant bu doy bu ñu am ay écoles yu baax on s'en fout suñu yoon nekk ci ñun daal nañu naxanteeg nit ñi di fen ba accéder au pouvoir di leen dig lu nekk léegi suñu accéder au pouvoir rek ñun naatal suñu bopp ñun bu réew mi naat buñ servir réew mi mais nañ serviru ci réew mi donc ñooñu nag ñooñu duñ mën a bëgg Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ci programme am dafa menacer ñoom seen ay intérêt il a menacé leurs intérêts personnels parce que ñoom réew mi ak politique bi ak poste yu ñuy am ñoom jàppewuñ ko sacerdoce maanaam pour servir réew mi rek pour réew mi jëm kanam maanaam jiital intérêt Sénégal mais au contraire ñoom seen ay intérêt lañ jiital ak seen intérêt njaboot ak seen ay xarit ak ñu ànd ak ñoom clan la ñuy def te ñoom d'habitude ils ne représentent même pas 1%. Ils ne font même pas 1% de la population sénégalaise tekkiwuñ dara léegi nag bu keneen ñëwee nag ne leen non yéen nu ngeen di doxalee depuis 1960 ba léegi ñun ànduñ ci parce que yéen nii ngeen di doxalee dafa bon sàcc xaalis détournement jaay nit ñi doole utiliser police ak gendarmerie xam nga jël institution yi fragiliser ko xam nga di manipuler justice bi di manipuler assemblée nationale député yi fa nekk ba sax ñoom duñu wax ne député du peuple lañ mais dañuy wax ne ay député Macky Sall lañ xam nga Ousmane Sonko na leen loolu yëpp daf fiy jeex nag don de soi mooy ñëw pour la patrie kenn ku nekk li nga war a jot da nga ciy jot ressources minières yi nga xam ne yàlla daf ñu koo dénk ñun suñu ñëwee dañ koy jaarale ci yoon on va renégocier les contrats jaarale ko ci yoon sénégalais bi nga xamante ni dafa pauvre ñu wàññi pauvreté bi xale yi nga xamante ni jàng nañ am diplôme war a liggéey dañ leen di utal liggéey daf ay école de métier defar ay école de formation ci sur tous les domaines ci domaine yëpp xam nga teg Sénégal ci raay bi kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci jiitare nag jiital intérêt Sénégal mais pas ñu bàyyi ay tubaab ñu ñëw parce que ay tubaab lañ ay français lañ wala leneen lañ ñëw ñoom di jëriñoo li nga xam ne mooy suñu ay ressources di ko jël di ko yóbbu seen dëkk di ko jëriñoo te ñun suñu ñëwee seen dëkk duñ ñu respecté duñ ñu jox cër Ousmane Sonko ñëw wane ne indépendance moo war a am ci souveraineté ak ci lépp indépendance économique léegi nag comme ñoom ay saay-saay lañ ay woyu lañ réew mi intéressé wu leen ñoom politique lu tax ñu koy def ñoom pour ut xaalis la pour nekk milliardaire mais dugguñ ci politique pour servir réew mi pour réew mi développer naat ba ñëpp respecté ñu jox ñu cër parce que attention réew yi ñuy jox cër yëpp ñoom ñoo ko liggéey ah Japon tey bombardé woon nañ leen Hiroshima ak Nagasaki ñu dem ba amatuñ dara Allemagne bombardé nañ leen ci guerre mondiale bi ñu dem ba amatuñ dara mais après dañoo nekk di ñafe di liggéey ba bokk ci les pays les plus puissants du monde ba seen doom yi sax dañ leen a jox cër respecté leen fu ñu génn tey dañ leen di jox cër parce que ñoom ñoo ko liggéey dañoo ñafe nekk benn jiital intérêt dëkk bi liggéey Corée du Sud même chose ak yeneen dëkk yu mujjee avancé yëpp ay Indonésie ay Malaisie xam nga ak yeneen dëkk yëpp yi nga xamante ni voilà développé nañ ñoo ko ñafeel seen bopp ba tax na ñoom bu ñu yoree passeport tey seen doom seen passeport fu leen neex la ñuy dem ci àdduna bi te duñu am benn coono mais tey boo xoolee tey toute la misère du monde ak discrimination bi am yëpp africains yi ñoom ñoo koy subir africains yi ñoo gën a sonn tekkiwuñ dara parce que dañoo liggéeyul ku ñëw yow sa bopp rek ngay defal ak sa njaboot ak ñi ànd ak yow waaye sa yoon nekkul ci réew mi ndax mu ngi avancé wul te pourtant réew mi boo ko liggéeyee ba mu jëm kanam ñëpp a ciy jëriñu su fekkee da nga oote mbay fexe ba autosuffisance alimentaire am ñuy bay di ko dundee ba pare di exporter di jaay nga xam ne lu ñuy importer dootul bëreeti mais loolu ñun suñu intérêt la soo fexee ba industrialiser dëkk ba xale yi di mën a am xëy di liggéey boo xam ne dinañ mën a yore seen bopp yore seen ay waajur mais loolu suñu intérêt la su boobaa benn xale du jël gaal naan mu ngi dugg ci gaal di dee ci géej gi wala ñuy jaar ci Sahara bi di dem ay Libye ñu leen di jàpp ay jaam di leen rey ci yoon bi mais loolu intérêt réew mi la boo fexee ba réew mi am courant bu doy am ndox mu doy am tali yu baax
jëm kanam mais waa réew mi duñ sonn soo fexee ba am puissance économique bu dëgër ah nga jëlee ko ci sa ay ressources minières sa ay ressources naturelles jël sa géej gi ah li nga xamante ni moom mooy ressources yu nekk ci géej gi muy ressources halieutiques yi nga géreel ko sa bopp bañ a jël ay licence de pêche di ko jaay ay tubaab mais suñu mool yi nga xamante ni ñoom dañuy dugg gaal ñoom it di dem wala ñuy dem feneen ci yeneen dëkk di fa immigré ji soit ñu lijjanti visa fay 3 millions wala dara dem di fa dem di souffrir mais dañuy toog seen dëkk liggéey fa ñu développé pêche bi su ko defee ñun sardines yi nga xamante ni bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne ñoo ko ëppale mooy yaboy boobu noonu duñ bàyyi tubaab bi tey jox leen licence de pêche ñu ñëw di ko napp ba pare yóbbuwaat ko seen dëkk defar ko ay sardines ñëw di ñu ko jaayaat ñun ñoo koy jël transformer ko suñu bopp fekk am na ay usines yoo xam ne ñoo koy defar jël xale yi ñuy liggéey ba pare ñu jël ko di ko exporter di ko jaay ci marché international bi ñu xam ne lii made in Sénégal la mais tey Ousmane Sonko ci loolu la ñu ak yeneen ak yeneen ak yeneen defaraat jikko yi nangoo liggéey tappale dootul amati nga xam ne da ngay toog muy dox wala ngay tëdd muy dox te ñoom loolu arrangé wu leen te ñoom ñu ci bëri c'est des voleurs ay sàcc lañ dañoo accéder au pouvoir sàcc ba doyal am na ñoo xam ne bi fi Abdou Diouf nekkee dañoo sàcc ba doyal Abdou Diouf daanu ñu ragal jàpp ne bu Ablaye Wade ñëwee dañuy rendre compte dem justice ñu transhumé dem ci Ablaye Wade nekkaat fa di sàcc ak ñu àndoon ak Ablaye Wade ba Ablaye Wade daanu te ñoom ñoo doon saaga Macky Sall de ñu nekkoon ak Ablaye Wade ñoo doon saaga Macky Sall di ko xas jaxase ko ak Ablaye Wade léegi nag ñooñu bi Ablaye Wade daanu ñu xam ne Wade yoratul nguur dañoo transhumé te fekk sàcc nañ te justice mën na leen a topp mën nañoo rendre compte ñu dem nag transhumé ñoom it ca Macky Sall xam nga kon ñooñu Ousmane Sonko bu ñëwee ne yooyu bu ma ñëwee def dootu fi amati mais day menacer seen ay intérêt dañ naan kii arrangé wuñu kii nañ ko xeex léegi nag mu jaral leen nag kenn ku ci nekk fu mu nekk nii boo xëyee suba ba ngoon yow sa yitte yëpp du poste bu ñu la jox pour nga liggéey de xam nga ñoom jox nañ leen ay poste de responsabilité ñii ñu ngi leen def ay ministre de la république ñii ñu jox leen ay direction pour ñu nekk directeur général te kenn ku nekk rek am na benn liggéey bu am solo bu lay xaar ay priorité mais yow doo ci nekk xam nga si lan ngay nekk nooy fexe ba ut ay boy yu lay sagal Ousmane Sonko ak nooy organiser ay jotaay yoo xam ne da nga fay nekk di xas Ousmane Sonko di ko saaga dem nañ sax ba ut benn budget boo xam ne ñoom ci xaalisu Sénégal yi budget bi pour saaga Ousmane Sonko la quoi dañuy fay ay nit sax ñuy créer ay faux compte di saaga Ousmane Sonko ñii ñii jël risque génnee seen ay kanam pour saaga Ousmane Sonko te Ousmane Sonko jotee wut ak ñoom dara léegi moo tax ma ne la ñii est-ce que ay doomi aadama lañ gis nga Souleymane Jules Diop bi ànd ak Macky Sall instant bi nekkoon saagakat bu gën a mag ci saagakat yi Macky Sall ñëw def ko ministre dafa wax benn wax bu am solo boo xamante ni mooy temps yi muy saaga vidéo bi sax maa ngi ko yore dinaa ko publier après sama page ngeen gis ko Souleymane Jules Diop si jamono jot da doon wax ne Sénégal yàqu na comme ni muy waxee noonu Sénégal bu ñu demee ba Macky Sall amee parti ngeen xam ne Sénégal yàqu na xam nga Ablaye Wade moom day yàq nit moom day jël nit nii rek def la lu nekk Macky Sall mënul sax nekk chef de quartier bay nekk chef de parti Souleymane Jules Diop boobu doon saaga Macky Sall démb nekk ministre léegi wax jooju mu wax c'est très important wax jooju bi mu koy wax donte moom gëmul dara c'est un vaurien gëmul dara waaye wax jooju dama jàpp ne wax ji dëgg la li tax ma ne wax ji dëgg la mooy Macky Sall dañ ko xaar dafa am ci yu ñu ko doon xaar quoi ci ay priorité yoo xamante ni tey Sénégal mu ngi ko ci doon xaar ba tax ñu fal ko ak yeneen yoo xam ne daf daan am avant te Sénégalais yi bëggatuñ dund loolu ñu choisir Macky Sall dont il est victime mooy injustice bi ak crise politique yi am crise politique yi ak tension yi ak politicienne bi nga xam ne dañ ciy concentré wu bàyyi priorité yi ay liquider ay adversaires politiques yooyu yëpp dañ ko doon xaar ay bonne gouvernance transparence équité justice équitable defaraat justice boo xam ne justice bi dafay moom boppam yooyu yëpp dafa nekkoon loo xam ne dafa métti woon Sénégalais yi naqari leen ñu yàgg ko xeex depuis Senghor xam nga képp koo xam ne da nga nekk président rek boo mënee fagaagal sa adversaire yow da nga koy fagaagal même su fekkee kooku moo war a développer réew mi sax yow da nga naan non sama yoon nekku ci sama adversaire la man je m'en fous
sama intérêt personnel mooy tax man naa ko faagaagal détail yooyu yëpp tey Macky Sall ñëw na sax moom ba dund ko ci Ablaye Wade donte Ablaye Wade defal na ko lu nekk nag xam nga mais moom bi mu ñëwee ñu fal ko def ay assises nationales Amadou Mahtar Mbow jiite ko xam nga ñu tënk ci yu bëri moog Moustapha Niasse sax bokkoon na ci bailleurs yi ñu financé assises nationales yi ñu ne ah ñii kat comme ñoom ñoo am initiative bi rafet na ñun vraiment bëgg nañu rupture quoi vraie rupture lañ bëgg ñuy kon koo ci fal muy Moustapha Niasse muy Bathily muy Landing Savané ci temps yooyu ak ñi participé woon ci assises yi ñoom Macky Sall ak ñoom ñëpp koo ci fal wallaay lu ñu doon dund dootuñ ko dundati quoi ci ay crise politique 1962 ay 88 ay 94 ah ba ci 2011 ci 23 juin bi xam nga léegi nag ñu ne comme Macky Sall moom victime Ablaye Wade la Wade jaay na ko doole poussé ko à la démission moom ñi mu àndal ndax Karim Wade mi mu owoon assemblée nationale pour mu ñëw rendre compte kon on va essayer avec Macky Sall waaye Ablaye Wade moom 3e mandat bi bëgguñ ko te sax projet monarchique la fi nar a teg quoi maanaam pour teg fi doomam quoi donte loolu mënoon na bañ a nekk ah mais sénégalais yëpp loolu lañ jàppoon quoi loolu lañ defoon ci seen bopp bi gars yi ne bon on va essayer avec Macky Sall quoi nañ ko may chance parce que Macky Sall mi il paraît que il est de bonne foi quoi sénégalais yi jël ko tànn ko Ablaye Wade mënoon ko barrer la route de xeex ko mais daf ko bàyyi ak élégance am Ablaye Wade macha allah dafa élégant góor googu yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu ànd ak wér mu bàyyi Macky Sall tranquillement jéem ko tëj kaso owoon nañ ko dig rek mu tiit xam nga jéemoon nañ ko waroon na ko mën a jéem a tëj kaso wala mu jël ko ne ko yow doo fi créer parti parce que moo yore ministère de l'intérieur bu ko neexee mu ne ko du ma la jox récépissé mais dafa bàyyi Macky Sall tranquillement mu créer parti am ba pare bokk ci élection yi xoolal Abdoulaye Wade jéemut sax njuuj njaaj élection yi dafa bàyyi ñu dem 2e tour bu ko neexoon xoolal mu jël fichier électoral bi def ci lu ko neex te temps yooyu opposition bi ñu ngi ko doon imposer ne ko il faut que ñu am benn personnalité boo xam ne dafay neutre Abdoulaye Wade tànn Cheikh Gueye jox ko mu gérer affaire yi ñu dem élection kon kooku nit ku baax la mais élégance boobu nekk ci Abdoulaye Wade malheureusement nekkul ci Macky Sall nekk Macky Sall ku yées la ku bon léegi bu ñu yéegoon sax ñun ñu bàyyi Abdoulaye Wade sax jalgati sax constitution bi def 3e mandat sax ñu am jàmm moo gënoon ñuy fal koo xam ne bu ñëwee day indiwaat Sénégal ci situation yi nga xam ne ak tension yi nga xam ne ak crise yi nga xam ne weesu woon nañ ko mu ñuy indiwaat nag ci la même chose ak même situation léegi Wade indi Cheikh Gueye ñu organiser élection yi Wade bu ko neexoon comme li ma leen ko waxee mu def comme yëfu baa doole yi Macky Sall def 2019 ut ministre de l'intérieur am na maa bañ du ma ko def comme ni nga ko waxee woon du ma ko def xam nga sàcc élection yi def ci lu ko neex indi parrainage recalé ay nit yoo xam ne da leen a ragal ñii mu éliminer leen tëj leen kaso loolu yëpp Wade def ko Wade def na xola nañ dem élection mbër yëpp bokk bëri candidat moog Macky Sall ñu dem 2e tour mu may Macky Sall jàmm Macky Sall gagné je pense que 68% si je ne me trompe pas avec la coalition Benno Bokk Yaakaar Macky Sall gagné ci jàmm Abdoulaye Wade ci élégance ba ndeysaan mu jël ñu téléphone Macky Sall oo ko malgré seen divergence yi ñu amoon am humilité ne ko je reconnais ma défaite gagné nga ma félicité ko ba pare ñu dem palais mu tàllal loxoom mu ñaanal ko bi ñuy def passation de service mais Macky Sall loolu nekkul ci moom bi mu ñëwee nag ci moom lañ séntu woon ne dina ñëw yi amoon yi ñu weesu yëpp mu dindi ko fi mais Macky dafa ñëw rek nekk baadoola commencé di acharné wu ci kaw nit ñi di jàpp nit ñi di tëj ku bëgg marché mun a doo fi marché te pourtant moom am na marché yu ñu fi interdiroon mu yore mer gàddoom ne day dem fanaan yi foofu noonu naan kenn waru fee interdire marche Abdoulaye Wade bu forcé ne dafay def 3e mandat dañ koy fekk ci palais ba déloger ko xam nga yooyu yëpp mu ko doon wax ñu ne Macky mi de bu faloo xam naa ne état de droit dina dellu siwaat justice bi dina moom boppam impunité dootu fi am mooy dóor doom làq doom népotisme jël sa ay njaboot dugal leen ci nguur ñuy def lu leen neex te dara du leen ci fekk yooyu yëpp dina jeex ay politicienne mais dañuy jublu ci liggéey bi liggéeyal Sénégal waaye Macky booba léegi 9 ans la fi def Macky deful dara xam nga lan la fi nekkee jàpp nañ ko ma nga garde à vue
retour de parquet sous mandat de dépôt wala sous contrôle judiciaire jël justice bi teg ci loxoom te pourtant ci assise nationale lu leer lañ ci tënkoon de moom ci la bokkoon Moustapha Niasse bokk ci te Moustapha Niasse pourtant mu ngi ànd ak Macky Sall nekk magam jëmm Macky Sall di def lu ko neex mu ànd ceeg moom di ko seetaan lu Macky def neex na ko fu mu nekk nii xoolal levée immunité parlementaire yu ñu fi def bu mujj bi di Ousmane Sonko bi jaarale wuñ ko ci yoon jalgati yoon te xam nañ ne affaire bi c'est purement politique dañoo bëgg a jaay Ousmane Sonko doole pour tëj ko kaso moom mu xam ko magam jëmu de te bokkoon na ci bailleurs yi financé assise nationale de ñu tënkoon ci ni ñu war a gouverner pour Sénégal baax de mais moom lépp lu Macky Sall di def fu mu nekk nii moom Moustapha Niasse daf ciy ànd ci lu bon ak ñoom ñi ànd ci coalition bi yëpp ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen. léegi nag Ousmane Sonko mi nga xamante ni tey dafa menacer ñoom seen ay intérêt ñoom lañ jël def ko noonu nag ne kii c'est l'ennemi à abattre il faut que ñu abattre ko léegi ñu bëggoon ko def comme ni ñu def Khalifa Sall ak ni ñu def Karim Wade Sénégalais yi génn na non kii suñ bakkan bi lañ teg ci moom parce que ñun kii nii dañoo am ci moom yaakaar bu ngeen ko naree jaay doole dëkk bi dana tàkk jaral nañu ko une jeunesse déterminée jeunesse bi déterminée jóg taxaw ne loolu du fi amee léegi nag luñ naroon def lu bon loolu noonu sottiwul mooy yàq deram jaarale ko ci ay affaire Adji Sarr benn xale bu jigéen boo xam ne day taxawaalu ba ñëw ci benn salon de massage moom lañ jël monté ko affaire bi jàllut pour ñu bëggoon ko patamee rek dem gendarmerie def seen plainte ak ñi bokk ci deal bi yëpp su ko defee procureur gaaw ne wax waa gendarmerie ne leen jalgati leen yoon ngeen convoqué député te c'est un député ñu ne mu ne leen jalgati leen yoon ngeen convoqué ko parce que dafa rëy quoi il est fier soo ko convoqué day ñëw bu ñëwee ñu mbaal ko rek dugal ko ci kaso bi su ko defee ubbi instruction nga xam ne ay waxam day jeex Ousmane Sonko xam piège boobu noonu mu ne du ma fa dem parce que am na ñeneen ñu fa jaar ñu rendi leen Macky Sall abattoir am mooy parquet ba procureur ak Samba Sall mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen ak ñeneen ñoo ko fa nekkal heure bu waree abattre ay adversaire am foofu la leen di jaarale Ousmane Sonko ne non loolu du ma ko nangu ne nag bés buñ ñu naree sànq nag nañ taxaw ñu jàmmaarloo ak Macky Sall parce que xamut droit xamut loi il connaît que le rapport de force ñu dem ak moom ci rapport de force bi mu saf sapp ñu tot ci kaani paccal ci li ngoom waa ji reculer dellu ginnaaw gaayam yi ngand lu nii di jaay ay rëy làmme ñoom ñëpp tappe di daw génn Dakar malgré nag bépp violence bu ci am ñoom ñoo ko causé de parce que ñoom ñoo ko indi ñu ngi koy regretter nag waaye ñoom ñoo ñu oo ci violence boobu te ñu ngi regretter violence bi ak ñi ci yàqule ñi ci gaañu ñu ci ñàkk seen alal ak ñu ci dee ñëpp ñu ngi leen di massawu léegi ñu foog ne jeex na kilifa diine yi calmé moom kilifa diine bu ñu ko oowee ne ko fayal coow li dafa jàppoon ne mën na jafandiku ci dossier boobu noonu nga xam ne ay fen la deal la pour tëj Ousmane Sonko coow du jub ba pare nag di xoolal naan waaye booy duñ dara ci réseaux sociaux yi lañ nekk di ngandaloo duñ tos Ousmane Sonko xoolal je vais lui montrer de quel bois je me chauffe dinaa ko emprisonné tëj ko ci kaso bi du mujj fenn gars yi di ko jay muy ngandlu bi affaire bi tàngee sëriñ yi ko doon ñaan noonu mu foog ne mën na profité ci occasion boobu pour sànq Ousmane Sonko parce que defoon na ko Khalifa Sall ak Karim Wade mu jikko bi affaire bi tàngee moom moo dem owaat kilifa yooyu noonu ne leen ñëw leen dimbale ma ñooñu ñëw indi émissaires yi ñëw ne sëriñ yee leen yónni ñëw wax ak sénégalais yi ñu calmer sëñ Mountakha def ci liggéey bu am solo moo yeneen xulafaa yu ñu àndal yëpp léegi moom mu génn nag def benn discours le 8 mars apaisé oote jàmm ba tey nanguwul ne Ousmane Sonko moo tax mu am défaite de nanguwul ne il devient impopulaire sénégalais yi bëggatuñ ko mu ne waaw je vous ai compris les jeunes mu ne jeunes yi lay waxal quoi nee na comprendre na leen léegi nag commencé di def di diggee ay milliards loo xam ne defoo ko yow ci 9 ans defoo ko nga ne yow li la dese ci 3 ans yi di nga ko def c'est trop tard yow 9 ans yëpp ñu ngi la fal pour nga liggéey jublu ci l'emploi des jeunes jeunesse bi am liggéey réew mi naat nga liggéey réew mi dox li nga xamante ni yëpp daf fay manqué nga fexe noo ko defee yow defoo loolu mais yow yaa ngi concentré wu ci nan laay def ba élection yi di ñëw duñ ma gagné nan laay def ba calendrier électoral bi su ma ko respecté dañ may gagné ci élection locale yi
dinaa ko toxal dinaa toxal élection législative yi dinaa sàcc élection 2019 yi fichier électoral bi dinaa ut ay carte d'identité yu bees ñi nga xam ne dañoo war a votel Khalifa Sall wala ñu war a votel Ousmane Sonko dinaa fexe ba duñ ko votel def ay njuuj njaajam moom ci loolu rek la nekk durant les 9 ans au lieu que mu liggéeyul nu muy def daal ba def lu bon ci la nekk moo gaay mi di tëj nit ñi di leen toroxal ci loolu rek la nekkoon defut dara ba 9 ans yi passé bombe bi explosé parce que bombe à retardement la woon affaire bi nar a këpp ci kawam mu génn nag di apaiser nag naan je vous ai compris léegi nag nee na oote na jàmm de sëriñ si oote jàmm ba wax ak waa M2D mouvement boobu nga xamante ni société civile bi ñoo ci nekk ak opposition beeg ñeneen na ñoom dañoo naroon a manifester pour prisonniers politiques yi ñu bàyyi leen. maa ngi profité ci occasion bi di rendre hommage Ndongo Diop benn patriote la boo xam ne mu ngi Jurbel ak jeunes yi ñu jàppandoor yëpp di wax ne nañ leen bàyyi quoi ñu ngi exiger pour ñu bàyyi leen. léegi nag MD2 ne dafay continuer manifestation pacifique Ousmane Sonko tamit annoncé ko sëñ Mountakha yónni benn rakam bu ñuy tuddee Serigne Bass Porokhane si je ne me trompe pas foog naa noonu la tudd. léegi kooku ñëw bi mu ñëwee wax ak ñaari camp yëpp quoi wax ak ñoom Dame Mbodj wax ak ñoom Ousmane Sonko ñëpp ñu wax ak ñoom na leen tegal sëriñ bi daal nee na ngeen teg manifestation yi ci suuf parce que Sénégal instant bi tension bi les nerfs sont tendus dañoo bëgg daal ñu calmer affaire bi parce que bu ñu defee pacifique tamit bu ñu defee ay manifestation pacifique mën na dégénérer ba juraat leneen te comme fu mu nekk nii xam nga deret yëpp tàng na gars yi seen yaram dafa tàng nañu calmer affaire bi léegi nag gars yooyu ñoom respecté ndigalu sëñ Mountakha parce que sëñ Mountakha kilifa la même bu nekk toon xalifa sax mag la te vraiment bu ñuy wax mag mat na bàyyi ci réew dafay nekk mag moo xam ne dafay nekk mag buy apaiser bu histoire amee wala ay tension am mu ñëw calmer même bu nekk toon xalif général mu def nag rôle lu xalif général parce que am na ay mbooloo yu topp ci gannaawam yaakaar ko xam nga ba pare def tamit rôle lu mag ak rôle lu jullit magam jullit ñëpp dugal ci seen loxo église beeg ñëpp kilifa diine yëpp léegi nag ñu foog ne affaire bi jeex na de ñu génnee Adji Sarr mu ànd ak l'avocat di Diable ne léegi ñoom dégguñ ndigalu xalif général bi léegi ñoom bëgguñ jàmm ñoom ba pare Macky Sall bàyyi leen de ñuy def lu ko neex ñuy def lu leen neex génn di commencer di sulliwaat dossier bi di yàq deru Ousmane Sonko ñu dem ba mu yàgg nag ñu ne xeeb nañ loolu ñu ñëwaat instrumentaliser ay jigéen fay leen xaalis ñu nekk ci réseaux sociaux yi créer ay faux comptes yu bëri tuddee ko ay tur yoo xam ne ay Casamance lañ leen xamee quoi ay sant yoo xam ne Casamance lañ leen xamee maanaam ñuy wane ne ñooñu ay joolaa lañ mais dañoo désavouer Ousmane Sonko daal naan justice à Adji Sarr di créer ay faux comptes naan justice à Adji Sarr am ñoo xam ne dañoo wane seen kanam naan justice à Adji Sarr am ñoo xam ne ñoom dañoo wax ne journaliste lañ yoo xam ne dañoo indépendant dañuy toog di équilibré di def seen ay live te live yooyu ñuy def waa Pastef ñoo leen jox aura boobu noonu ñoo tax ñu am abonné yooyu ñu am waa Pastef ñoo tax ñu koy seetaan ba buy def live day am sax ay vues à temps réel ay 2000 vues en temps réel léegi nag kooku nag dem bañ boole ko ci affaire bi nag xam nga mu dem di jël ay nit ñoo xamante ni ci live am dañuy saaga Ousmane Sonko ba pare mu ne day équilibré de léegi bu xale yi nga xamante ni dañoo bëgg Ousmane Sonko nekk ay fanatique nañu waxante dëgg parce que bu dara amee dañ naan waa Pastef fekk dafa am ñoo xam ne amuñ sax carte Pastef mais c'est des admirateurs dañoo bëgg Ousmane Sonko man sama dëgg rek laay wax man ba léegi sama carte membre jotaguma ci bëgg naa carte membre nag def naa demande bi mais ba léegi jotaguma ci kon mën naa considérer sama bopp ne man bokkaguma Pastef man mais Ousmane Sonko la àndal mais bés ma jotee sama carte membre nag damay bokk Pastef léegi nag suñ gisee xale yooyu noonu nga xam ne dañoo bëgg Ousmane Sonko te yemalewuñ ko ak kenn parce que dañoo am yaakaar ci moom fal nañ Ousmane Sonko sax moralement te xale yooyu ñoo nekkoon ci mbedd mi sax wàcc di jaamaarloo ak Macky Sall mu jaral leen ñu dee jaraloon na leen seen bakkan bi léegi xale yooyu tey jii boo offensé Ousmane Sonko rek ñoom dañuy ñëw ak fougue de jeunesse di leen saaga ay ndey ak ñeneen ñi nga xam dañuy créer ay faux compte def fa photo Ousmane Sonko ne ñoom Ousmane Sonko lañ àndal wala Pastef lañ bokk di saaga ñu jël ñooñu ñëpp nag ne ñooñu ñooy waa Pastef ñoom ñoo koy saaga nag ndaw soosu noonu di def live bi loolu la wax
léegi nag nee na waa Pastef dañ koy saaga waa Pastef ils sont pas des démocrates xam nga dañuy semer la terreur ci réseaux sociaux yi liberté d'expression amul te du waa Pastef de léegi nag mu accuser Ousmane Sonko direct nag ne Sonko boys yi les partisans de Ousmane Sonko ñoo may attaqué dama leen di porter plainte ba pare tuddaale ci ki nga xam ne moom mooy Kayz Fof moom il se réclame pas de Pastef moom nee na du Pastef moom c'est un activiste africain panafricaniste la mais bu gisee dëgg da koy wax te sénégalais la am na droit gis dëgg ci dëkkam wax ko léegi mu am ak kooku problème léegi boole waale ci waa Pastef ak ñëpp boole waale ci sax Ousmane Sonko di ko attaquer directement te Ousmane Sonko nekk un leader de parti nekk une personnalité nekk koo xam ne c'est une autorité morale parce que jël na 3e ci élection présidentielle kon kooku kuñ war a jox ci respecté ko léegi nag mu taxaw di attaquer nag Ousmane Sonko mel ni koo xam ne moom dafa bëggoon na attaquer Ousmane Sonko wala mu bokk ci deal bi nga xamante ni ñooñu dañuy ñëw pour discréditer Ousmane Sonko pour yàqal ko pour yàq deram ba pare di ko jaarale ci ne ay xale yu Pastef ñoo koy saaga kon Ousmane Sonko dafa war a génn wax ci parce que qui ne dit rien consent parce que neex na Ousmane Sonko moo tax te Ousmane Sonko ku dul tontu ministre Macky Sall yi nga xam dañuy génn di ko attaquer ak député Macky Sall yi kooku dina tontu benn jigéen buy toog si live mais du ko tontu parce que nit ñi bokkuñu yem yàlla dafa bind nit ñi te yemalewu leen yàlla nee na unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila daraja yi duñ benn man ak Ousmane Sonko bokkuñ daraja man ak Macky Sall bokkuñ daraja Macky Sall tey bu génnee dañ koy escorter ci ay motard mu ngi yore avion présidentiel dëkk bu mu dem soxlawul visa il est le bienvenu moom mooy le président de la République même ñu ko représenté say ci dëkk yi sax man ak ñoom duñ benn parce que ñooñu c'est des diplomates xam nga dañuy am sax immunité diplomatique yooyu dañ koy am yooyu yëpp dañ koy am privilège yooyu dañ koy am bokkuma ak man Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale 2e personnalité de l'État xam nga kon loolu moo tax yàlla ne unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila maanaam nit ñi xoolal ni ma leen gënalee fii nii ci suuf daraja yi du benn mu ne àllaaxira tamit daraja yi noonu la ñuy sutantee kon tey moom ban daraja la am ak ban maqaama la am ba moom Ousmane Sonko di génn naan gars yi waaye bàyyi leen ndaw si ngeen di saaga waay te gars yooyu ñan la sax ñooñ duñ waa Pastef man de gis ma benn waa Pastef bu génn di saaga ñoom ñëpp fu mu nekk nii xam nga lan la ñuy def pour yàqal Ousmane Sonko dañoo bëgg a jaxase sénégalais yi ak Ousmane Sonko yàq xelu sénégalais yi gëmloo sénégalais yi ne leen Ousmane Sonko partem bi dañuy semer la terreur maanaam ay dictateur lañ nanguwuñ liberté d'expression ku wax ñu dal sa kaw ñu saaga la pour su ko defee sénégalais yi ne Ousmane Sonko mi jarul ñu koy fal de parce que kii boo ko falee bu ñëwee fii mooy gën a yées Macky Sall fekk loolu dara amu ci duñ gis benn membre Pastef tey bu génn di saaga wala muy wax yi ñaaw wala muy manquer nit ñi de respect koo xam dafa bokk ci bureau politique bi soo ko jëlee tey ci góor ñi ñoom El Malick ñoom Amadou Ba ñoom Fadilou Keita Adjuma Sow ak Sare ak ñi ci bokk ñëpp ñoom ñëpp ku lim jum ñu bokk ci bureau bi yëpp nga xam ne ñoom ñii ci bureau politique bu Pastef lañ bokk ba pare am poste de responsabilité doo ci dégg kenn ku génn di wax joo xam day dépasser nit xam nga wala di saaga nit El Malick foo ko gis day correct ak ñeneen ñi ma tudd ñëpp ay ñoom Abbas Fall ñoom Biram Souley koo ci gis il est correct il parle correctement te ñooñu ñooy wax ci turu Pastef jigéen ñi ñoom Khadija Mahécor duñ saaga kenn Maimouna Dièye nga xamante ni moom mooy jiite jigéen ñi du ngeen ko dégg mu génn ba saaga kenn ay ñoom Fatima Fall ñeneen ak ñeneen mais ñoom bu ñu génnee dañuy wax correctement ñoom sax ñoo gën a correct ñu ànd ak Macky Sall parce que ñu ànd ak Macky Sall ñoom ñooy saagakat yi ñoom ñoo violent ñoom bu ñu génnee chaque jour ñi ngi xas nit ñi di attaquer nit ñi gis ngeen fi maître waar xam ne du référence mandikat naankatu sàngara man nga sax di naan sàngara ba pare nekk nit ku correct quoi mais réew mi nag boo fi am poste de responsabilité dafa war a am comportement boo war a am ñun ivrogne moom wax dëgg yàlla warul nekk député Sénégal parce que représentant du peuple nag warul nekk n'importe qui de si Macky Sall nga gisee représentant du peuple boo xam ne naankatu sàngara la day mandi ba na tat bu naaj bi tàngee sax mu mandi ak
représentant du peuple boo xam ne trafiquant de faux billets la ak représentant du peuple boo xam ne day oote ci guerre civile day oote guerre civile incitation à la violence ak débauche mooy Aline Dumbourou Sow moo fi waxoon ne nañ génnee jaas yi pour préparer ba pare oo benn xeet affaire mu nekk des propos ethnicistes xam nga ne léegi ku àndul ci 3e mandat wu Macky Sall bi rek nañ la jël nañ préparer jaas yi ñun pël yi pour xeex ak yow defuñ ko dara léegi moo tax man ne suñ gisee koo xam ne mandikat la dem ci dëju Samba Sall bi doyen des juges yàlla na ko yàlla yërëm muy maître Djibril War naaj bi tàng mu mandi di taxaw naa ni Ousmane Sonko da dof la terroriste la moo Guy Marius Sagna waaw nee nañ xaw ma seen bois sacré moo rey kii moo rey Samba Sall gis nga juge bi su fekkee beneen juge jëlu ko sax dossier bi man mii je m'en charge te xola moom tekkiwul dara c'est un ivrogne amul dara lu mu tekki du exemple du royukaay un député du peuple taxaw di wax noonu di wax waxi irresponsable yooyu noonu Ousmane Sonko mënoon na ko sax porter plainte mais du nawleem du ko faale Ousmane Sonko xam kan mooy interlocuteur am Macky Sall moom Macky Sall lay waxal Macky Sall lay waxal directement léegi fu mu nekk nii nag campagne de diabolisation ba léegi jeexagul waaye damay ñaan waa Pastef yi ak ñi nga xam dañoo bëgg Ousmane Sonko buñ leen sax faale ñun buñ génnee ñun ñu bëgg Ousmane Sonko yaakaar ko xola nañuy wax ci programme Ousmane Sonko nañuy wax ci Ousmane Sonko fu mu war a jëmee Sénégal te xam ne gis nga ñi jarul sax ñu ñuy tiital dama am sama benn yaay boo xam ne sama doomi turandoo la quoi surtout Baye Niass c'est bon jarul may tudd turam sax bon mu ngi Paris fii daf may oo chaque jour parce que dafa bëgg Ousmane Sonko ndeysaan di inquiété wu naa ma dégg nga diw lu mu wax mais Ousmane Sonko est-ce que du am problème kii wax na lii de dégg nga avocat yi bi lu mu wax maître xaw ma Jali kan xaw ma lan dégg nga maître El Hadji Diouf lu mu wax dégg nga kii ma ne ko Seyda ma ne ko ñooñ duñ dara ñooñ mën na luñ Ousmane Sonko dara ma ne leen Macky Sall laa la wax de muy ndayi mbilig nga xam ne mooy le président de la République avec tous les pouvoirs yu mu yore manut ci Ousmane Sonko tous dara ma ne ko Ousmane Sonko bu tëddee na nelaw ba yandoor ma ne ko man mi ku bëgg Ousmane Sonko la am ci moom yaakaar waaye xoolal su ma tëddee damay nelaw ba yandoor parce que damaa xam ne ñii dañoo tekkiwut tous gis nga ñii matuñ 1% amatuñu représentativité fu mu nekk nii depuis bi leen Ousmane Sonko duma yi métti yi xam nga Ousmane Sonko da leen a duma ba sëlëm xam nga bu ñu nekkee xale bu ñu daan xeex da ngay jël nit rek mbot ko ñu naan la sëlëm ko mais ñi Ousmane Sonko da leen na noq ngeen baal ma da leen na duma yu métti noq leen bañ bëgg a dee léegi nag loolu da leen na métti defet bi naqari leen xam nga lañ koy fajee ay saaga ak ay xaste mais xam nga ñoom su fekkoon mën nañ ci waa ji dara waa ji ma nga kaso mais waa ji demul kaso parce que mënuñ ci moom dara gis nga nit mu yore nguur taxul mu mënal la dara gis nga peuple bi ñoo ëpp doole koo gis peuple bi ñoo ëpp doole armée bi ñoo ëpp doole police ñoo ëpp doole gendarmerie donte mënul manipuler armée bi ba armée bi dal ci kaw peuple bi moom loolu da cee tuuti Macky Sall moo la gën a xam loolu. Nous avons une armée républicaine on n'a jamais eu de coup d'état au Sénégal ci Afrique de l'Ouest ba Afrique de l'Ouest daj ñun ak Cap-Vert rek ñoo mas a enregistré coup d'état te loolu dafa neex parce que nous avons une armée républicaine fii lañ fi nekkoon di fen di wax ay waxu force occulte armée bi génn fen weddi leen ne leen da ngeen di fen ministre de l'intérieur bi ak Aïssata Tall Sall la transhumante ak Cheikh Tidiane Gadio beneen transhumant la ak seen capitaine bu ñàkk xorom boobu capitaine Dieye xaw ma ce faux type là xoolal militaires yi génn ne leen ay fenkat ngeen nu ñu leen tontoo mooy ne yéen vous êtes des menteurs xam nga loolu c'est très dangereux jiite ay nit ba pare di leen fen di parce que da ngaa bëgg a xeex nit ki bëgg ko takkal collé ko ay motifs pour fexe barrer ko la route te kooku moom le peuple bi àndal le peuple sénégalais est avec Ousmane Sonko loolu mu neex leen ak mu naqari leen mënu leen ci tus dara mënu leen ko ci Ousmane Sonko jàmm rek lay am te gis nga bu naree dugg ci palais présidentiel bële sénégalais yi ñoo ko fay dugal de te sénégalais yi fal nañ ko moralement parce que gis ngeen sondage bu mujjee génn keroog vendredi benn agence moo ko def boo xam ne day yëngatu ci wàllu sondage Ousmane Sonko élire nañ ko à 68% waaye nag yàlla lay neex bu ci yàlla àndee ak peuple sénégalais bi bëgg tànn Ousmane Sonko pour yóbbu ko palais Macky Sall
ak tribunal ba boo jëlee juge yëpp boole ka ak juge ya nekk Sénégal ba Sénégal da ci région yi ah ñoom ñëpp ak seen nguur ga ak assemblée ba ak ñoom ñu àndal ñëpp mënuñ ci sa waa ji dara tous mënuñ ko ci moom parce que buñ mënoon ci moom dara seen pexe bu juboon ma nga kaso léegi nag dañ ko bëggoon a yóbbu kaso affaire bi sottiwul peuple bi génn na leen non du fi amee wala ñu raayanteeg yéen léegi nag ñu am defet dóor yooyu ñu leen dóor naqari leen ba nag mënatuñ kaa digérer léegi nag ñu soppi ko nag violence verbale ay saaga ñoom kenn bëggu leen léegi nag xam nañ ne Ousmane Sonko la askan wi àndal léegi ñu ne ñoom par force nit ñi danañ leen bëgg léegi dañuy dem sax di def ay meeting xoola ñoom ñooy nguur gi de war a respecter les gestes barrières parce que ñu ngi ci coronavirus donte Ousmane Sonko moo ñu tàggali ak seen couvre-feu yu ñàkk xorom yooyu Ousmane Sonko sénégalais yi bu ñu jullee nañuy ñaanal Ousmane Sonko ah parce que dañ leen a tëjoon Ousmane Sonko ñëw libéré leen ay couvre-feu yu ñàkk xorom tëj leen ñi waroon liggéey guddi mënatuñu woon liggéey maire yi doon jaay cere rek ñu doon jaay fonde ak borom may gay ñi doon liggéey guddi ñëpp Macky Sall da leen xañoon seen liggéey Ousmane Sonko ñëw indi révolution bi réussir teg nañ benn pas ba libéré leen kon da leen ko ñaanal léegi nag ba léegi ñu ngi ci corona de ba léegi ñu ngi ci coronavirus bi ñu ngi ci la lutte contre le coronavirus mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ñoom ils sont censés nous protéger contre le coronavirus mais ñoom ñooy jalgati gestes barrières yi ñoom xoolal pour ñoom comme sénégalais yi bëggatuñ leen politique yu yàgg yooyu noonu nga xam ne loolu c'est dépassé ci lañ nekk ay meeting mooy lan meeting daa tax nit ñi bëgg la meeting taxul kenn votel la léegi nag bëgg nañ wan yenn sénégalais yi ne ñoom il existe toujours quoi il existe toujours te xam nañ ne ñoom en âme et conscience ne ñoom il n'existe plus maanaam existé tuñ sénégalais yi dañ leen a vomir bëggatuñ leen léegi nag ñuy forcer di dem ay Fuuta di saaga Ousmane Sonko foofu gis nga Malick Sall dem na Fuuta di saaga Ousmane Sonko te moom mooy ministre de la justice de yore justice bi Ousmane Sonko dossier am nekk justice jugé guñ ko moom mu jugé ko moom dem na Ousmane Sonko moo rey seen doom yi di ko wax ci pël di tenir des propos ethnicistes et régionalistes moo tax ma ne ñun ci danger lañ nekk ñun Sénégal quoi parce que des hommes irresponsables ñoo ñu diriger quoi ñun Sénégalais yi mérito wuñu loolu ndeysaan léegi nag fu mu nekk ni dañuy forcer na ñoom nit ñi danañ leen bëgg par force bañ Ousmane Sonko par force moo tax ñuy manipuler ay nit pour ñuy saaga Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko saaga yi ak yàq der yi taxul deram yàqu fexeel yi ñu koy fexeel tamit taxul affaire bi réussir fexeel nañ ko pour tëj ko kaso réussir te ñu ngi tenté yeneen pexe ñu ngi wax affaire yu terrorisme di wax affaire yu force occulte lu nekk ñu ngi koy wax te loolu du jàll parce que Sénégal amul terroriste loolu amu fa mënuñ ci moom tous lu nekk ñu ngi koy def gis nga man li tax sama xel dal mooy ne nit nga xeex ko taxul nga mu bañ a nekk dara wala mu bañ a atteindre objectif am mais yonent bi nga xam ne suñu royukaay la mais yonent bi lu nekk def nañ ko te xoolal diina ji léegi fu mu toll macha allah combien de milliards musulmans ci àdduna bi kan moo ci mën dara kenn mënu ci dara dafay gën a propagé wu di dem te pourtant yonent bi gars yi bëggoon nañ ko rey ba yàlla wàccee woon wa iz yamkuru bika allazina kafaru lu yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin mu ne ko fàttalikul bi waa Màkka formé ay xale ay jeunes ñu jël ay jaas yi ñëw na dañ lay fekk sa néeg bi caw la ba nga dee ak jaas yi wala ñu takk la ci gëlëm diri la ba nga dee wala ñu séquestré la ci néeg bi ba nga dee fa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin gis nga yàlla ay pexeem mooy pexe yi gën ci nit ki ñoom dañuy am ay pexe rek mais seen pexe yooyu day fekk mu neex yàlla Samba Sall mu ngi nii tey yàlla na ko yàlla yërëm jàppalu ma ko dara nag mu ngi nii génn na àdduna te pourtant ay pexeem bu juboon Ousmane Sonko daf koy tëj kaso day tëj kaso parce que moom il travaille pour Macky Sall moom Macky Sall rek la doon liggéeyal ñim doon tëj ñëpp Macky Sall moo ko doon sant mu tëj ñooñ mais anamu génnul àdduna moo tax yàlla mu ne wayam kuruna wayam kurullah wallahu xayrul makirin donte yéene wuñ ko nag encore une fois man du ma yéene nit dee mais damay wane ne nit boo nekkee ci àdduna nit warulaa jaral tey yow ngay sànq ay doomi aadama di leen tëj ci kaso yi ba pare dem sa kër yi tëdd di nelaw yaag sa njaboot dafa ñaaw Macky Sall jarul loolu
moo tax boo génnee àdduna dafay feeñ sax yow ci sa dëj bi yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana. moo tax ma ne Ousmane Sonko mënuñ ci dara luñ mënut ci yonent bi bëggoon nañ kaa rey sottiwul mais dafa feebar génn àdduna à l'âge de 63 ans. Nelson Mandela Afrique du Sud mu ngi nii soriwuñu ci Afrique la bokk 27 ans tubaab yi doon xeex Nelson Mandela ci apartheid bi ñooñu ñoo ëpp doole fuuf boo jëlee junney Macky Sall ak ñu àndal ñoo leen ëpp doole. jàpp nañ Nelson Mandela tëj ko kaso 27 ans moog Winnie Mandela nekk fa day indisposé sax indisposé bi waw ci kawam ba beneen ñëwaat woowaat ci kawam beneen ñëwaat ñu leen di torturer quoi si leen sonal mais est-ce que Mandela loolu tax na mu ñàkk atteindre objectif am mais il a réussi parce que fexe na ba moom nekk na jàmm dellu si na mu nekk président bi mu nekkee président nan la def oote jàmm ne man li ma doon xeex nii sax nekk président taxutoon ma koy xeex dama doon xeex pour égalité am ñëpp tolloo mais ay affaire ay boddante ci xeet yooyu jëmalewul benn réew kanam oote cohésion nationale ak unité nationale na ñëw leen ñu nekk benn liggéey réew mi jëm kanam Mandela loolu la def moo tax mu am li mu am fi ma nekk nii rek am na benn pont bu ma demoon keroog boo xam ne moom lañ ko tuddee ci fi ma nekk nii boo demee Paris di dem Bercy am na benn pont booy romb moom lañ ko tuddee pont Nelson Mandela parce que daf ko liggéey ba dem ba tubaab bi di ko tuddee ay pont ay rue mais xam nga Macky Sall moom kenn du ko tuddee rue wala ay pont Sénégal sax mérité wu ko dégg naa goro ba ma nga ko doon jéem a tuddee benn avenue Saint-Louis pour forcer ko par force te waa dëkk ba sax ànduñ ci woon. moo tax ma ne li nga ji moom ngay góob tu récoltes ce que tu as semé li mënoo ji xaal ba pare di récolter mango wala nga ji bisaab ba pare dem récolter madd mënta nekk c'est impossible. tey jii su ma jógee ko ci Nelson Mandela Ablaye Wade Abdou Diouf la fi nekkoon Abdou Diouf di ko xeex lu nekk def na ko mais Abdou Diouf nag ak Ablaye Wade attention ñoom ñoo gën a élégant Macky Sall ñoom moom xaajuñ bay tolloog Macky Sall sax parce que ñooñ au moins sax daan nañ la jàpp tëj la kaso te Ablaye Wade loolu lu mu ko def sax bëriwul moom daanaka daraan tëj sax ñi nga xam ne dañoo bokk ci moom am nañu bokk ci moom ay Modibo Diop bu jiite woon ASER agence de l'électrification rurale xam nga ak ay ñeneen ñoo xam ne bokkoon nañ ci moom dem nañ kaso. bon Idriss Seck rek lañu fi mos a amal problème mu dem kaso génnaat te terewul Idriss Seck nekk candidat nekk na candidat après bokk ci élection 2007 yi c'était sa première participation xam nga ñooñu tëj nañ ay nit ba pare bàyyi leen ñu nekk candidat mais kii day ñëw na la yow doo nekk candidat dama lay yàq sa casier judiciaire moo tax ma ne duñ benn quoi loolu parenthèse ma doon def la rek quoi ñooñu ñoo gën a élégant Macky Sall Macky baa doolo la. léegi Ablaye Wade ñëw di xeex ak Abdou Diouf moom it 26 ans mu nekk ko ci opposition bi est-ce que tere na kaa nekk président nekk na président yàlla moo ko tudd ak ñeneen mën naa leen jox yeneen exemple yu bëree bëri yoo xam ne ay nit yu ñu doon jéem a xeex xam nga te affaire bi sottiwul gis nga président Nigéria bi ñuy wax Olusegun Obasanjo Sani Abacha dafa nekkoon Nigéria nekk benn dictateur bu soxor di rayaateeg yëpp daf ko tëj kaso mook nijaayu Omar Yorodua bi nekkoon président te yàggul fa gaañu nga xam ne kooku Goodluck Jonathan moo ko remplacé Omar Yorodua moom la Goodluck Jonathan remplacé gis nga ñooñ dañ doon opposé Sani Abacha am na lu mu leen jiiñ tëj leen kaso attekale ray ko nijaayu Omar Yorodua ba pare jàppal bés Olusegun Obasanjo ne ko yow jour tel lañ lay ray yow dañ lay exécuter mais avant bés bi di dellu si moom Abacha moo dee moom Obasanjo génn ñu libéré ko mu dem élection gagné élection yi nekk président te moom lañ bëggoon a rey de te jàppaloon nañ ko bés ba pare moo tax boo gëmee yàlla ay Macky Sall yi ak ñi ñu àndal di wax seen waxi ñàkk xorom yi man dama leen di ree quoi damaa xam ne mënuñ ci Ousmane Sonko dara bu yàlla nammee ne Ousmane Sonko dina nekk dara da koy nekk mais Obasanjo boobu ñëw na ba nekk président de la République bi mu demee après mu def ñaari mandat yam xam nga organiser élection jiital Omar Yorodua ci parti bi def ko candidat Omar Yorodua gagné remplacé ko mooy jarbaatu xaritam bi mu àndaloon te Abacha rayoon ko par reconnaissance mu jël jarbaatam teg ko foofu noonu ci parti bi mais kon yàlla moo na moon loolu yow nit bëgg laa rey ba pare far dee mais xoolal Samba Sall na ma yàlla baal tey ji ay pexeem bu juboon Ousmane Sonko mu ngi ci kaso ko mais moom dem na yàlla na ko yàlla yërëm yéene wuñ ko déegi bu ñu sañoon mu nekk fi bu fekk bu jour bi Ousmane Sonko di prêter serment mu fekk ko fi yàlla na ko yàlla yërëm nag
jàppalu ma ko dara encore une fois mais dañuy waxtaan rek quoi waxtaan la nekkul ne comme nit ku génn àdduna la may wax ci moom lu ñaaw ak yooyu man du meluma noonu quoi du ma wax ci nit lu ñaaw mais wa ma shahidna illa bima alimna nit li nga xam ci nit rek loolu ngay seede quoi loolu la li ma xam ci moom mooy daan na jàpp ay nit ñoom Guy Marius Sagna ñoom Barthélemy Diaz ak ay ñoom Khalifa Sall ñeneen ak ñeneen di leen tëj te ñooñu defuñ dara parce que Macky Sall moo ko doon sant loolu dafa bëggoon lu neex Macky Sall moo tax mu koy def te xam nga man wax dëgg yàlla pour man jàpp doomi aadama bu deful dara nga tëj ko loolu c'est catastrophique c'est grave loolu erreur du ko gën a mag erreur bu mag la te tooñ la tamit te nit dafa am àq voilà donc si côté exemple yooyu daal laa doon jox waa Pastef yi ak ñi ànd ak Ousmane Sonko wan leen ne le bu leen fi nekk sax chaque jour ngeen ne da ngeen di tontu ni di tudd seen ay tur am na ñoo xam ne jarul sax ngeen di tudd seen tur di leen may yenn importance yi parce que duñ nitu dara xam nga c'est des corrompus ay nit ñoo xam dañoo am njëg ay nit di leen fay xaalis pour ñu yàq deru jàmbur su fekkee ñoom jaral na leen loolu voilà ñuy yàq deru nit ndax ay xaalis ay alalu àdduna baax na ñoom Macky Sall nag ñoom jeexal nañ ba pare fu mu nekk dañuy forcer di def ay meeting di def ay sensibilisation ay mobilisation lu nekk ñu ngi koy def gis naa waa Benno Bokk Yaakaar gu deegoogu noonu ña nga woon Grand Théâtre ne dañuy def xawma lan seetaanu ma ko sax romb naa ko nii rek ci réseaux sociaux yi léegi fu mu nekk nii Ousmane Sonko moo yóbbu seen fit bi dañoo bëgg a woon Sénégalais yi ne ñoom ñu ngi existé ba léegi te existé tuñ Sénégalais yi bëggatuñ leen xam nga am na si nag ñoo xam ne ñoom ànduñ sax ak Macky Sall mais seen xol yi moo baaxul mënuñoo accepter Ousmane Sonko dañoo fiir quoi parce que li Ousmane Sonko am ñoom amuñ ko moo tax dañ see fiir am na ci ay journalistes am na ci ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne boo tuddee Ousmane Sonko rek seen xol day bëgg a dagg mais nag li ma leen di wax mooy fii qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada fii qulubihim ci seen xol ya maradun feebar fa zaadahumullahu yàlla dollil leen ci maradun feebar wala hum azabun alim wala hum nag ñoom azabun mbugal alimun bu tar yàlla sa xol bi bu bonee daf la feebar nekk fa xol bu bon mooy xol bu feebar mooy nga gis nit rek iñaanee ko yàlla ne daf la ciy dollil feebar nga gën a feebar nga dee nag mu mbugal la mbugal boo xam ne mbugal bu tar lay nekk kon yàlla nañu yàlla musal ci loolu man moom de toute façon man nit lu la yàlla may rek man dama koy nangu quoi waaw man amul kenn ku may iñaanee wala kenn ku may teree nelaw comme lu Baye Niass waxoon rek Baye Niass benn jour benn bëkk negam bu ñuy wax Pa Isaaxa dafa mas a wax benn sëtu Baye Niass Imam Hassan ne ko yow sa maam daal moom guddi gi bu defee ay awraatam ba pare ba wirde ba pare jàng ak jukkeem bi yooyu noonu daf yi muy def daal day tëdd rek après départ xam nga Imam Hassan ñëw laaj ko Baye Niass ne ko Isaaxa de nee na yow boo defee sa awraat yi ngay def guddi gi yëpp boo tegee sa bopp ci ngay gënaaw bi rek départ nga nelaw nga bàyyi na ko xam nga lu tax su ma tëddee rek nelaw mu ne ko parce que sama xol bi amul benn kiñaan gu ci nekk amul kenn ku may teree nelaw man koo xam ne am na lu ko yàlla may ba man mu tax ma may teree nelaw lu yàlla may nit nangu naa ko ndax li ma yàlla may man doy na ma kon nit ñi tolloowuñ yàlla mooy xool ki ko neex mu def ci moom li ko neex ci kooku li ko neex waaye bu yàlla mayee nit nag nga ne lii du fi amee yow da ngay sonal sa bopp fu mu nekk nii lu nekk ñu ngi koy def pour gëmloo Sénégalais yi ne ñoom nit ñaa ngi leen di bëgg ba léegi bëgg leen ma par force nag amul fenn yéen bëgg leen ma par force fu mu am wala Ousmane Sonko nit ñi bëgg nañ ko ngeen ne bañ nañ ko bañ par force nañ yàq deram mais yàq deru nit taxul kooku deram yàqu parce que melul noonu ku deram tilimul ngeen ne di ngeen tilimal deram jox naa leen exemple ay nit ñu doon xeex di yàq seen der ay nit ñu doon jéem a recalé di leen calomnier mais fan lañ mujjee atteindre nañ seen objectif Ousmane Sonko ci palais wala jëm 2024 ñoom mënuñ ci dara tous mënuñ ko ci ñu ngi def nag luñ mën pour Ousmane Sonko du nekk candidat seen saaga yi seen xaste yi seen wax yu ñaaw yi wax leen yéenay gën a ridicule da ngeen di gën a ridiculiser seen bopp parce que day tax nit ñi di gën a bëgg Ousmane Sonko parce que xale yi nee nañ ñoom Ousmane Sonko mooy ki fi ne xale yi loolu la ñu wax nee nañ Ousmane Sonko mooy ki fi ne loolu mooy dëgg nangu leen loolu yàlla moo tànn Ousmane Sonko ku yàlla tànn nag ngeen ne di ngeen ko fi jëlee loolu yàlla ngeen di weddi te gis nga yàlla nag bu rëddee nga effacé mu rëddaat nga da ngay effacé bu yàggee xool yow lay effacé yow li gën a noppale mooy man kat dañ maa faloon pour ñaari mandat Ousmane Sonko mii wax dëgg yàlla am na lu ko yàlla may dinaa oo sama gars yi ne leen gars yi nangu leen li yàlla may Ousmane Sonko nañ àggale suñu ñaari mandat yi
je vais organiser des élections libres et transparentes bu ko nit ñi falee ñu xam ne sénégalais yi ñoo ko fal parce que loolu mooy indi jàmm ji Sénégal waaye leneen luñ fi def bu Sénégal tàkkee ñoom ñoo ko taal te buñ jàppee ne Sénégal day tàkk ñoom ñu mucc ci ils se trompent lourdement dañuy nax seen bopp xam nga kon nag li gën a yomb mooy sukk jébbalu moo gën a yomb Balxiis la reine de Saba ba mu nekkee fële ca Sabayin jamono ji foog naa moo nekk Yémen quoi bi mu fa nekkee di jaamu jant beeg weer beeg yooyu noonu Souleymane nekk Jérusalem nekk jullit waaw parce que jamono jooj gars yi ku gëm yàlla jullit lañ lay wax picc bi dafa naaw dem Sabayin ñëw wax Souleymane ne ko gis naa beneen buur boo xam ne ma ngay jaamu ay jant ak moo gaayim àndul ak yooyu Souleymane ne fii moom du ma fi nekk moom keneen di fi jaamu leneen lu dul yàlla loolu du am mu bind lettre Balxiis innahu min Souleymane wa innahu bismillahi rahmani rahim xam nga ne ko ñëwal nga uyu si ma boo ñëwee nga jébbalu nekk jullit parce que kenn waru fee jaamu keneen ku dul yàlla kenn rek la ñuy jaamu ku dul yàlla mais Balxiis bi mu ñëwee ba gis situation bi xam ne li ko Souleymane wax dëgg la xam ne nguur gi Souleymane yore ak moom du benn bësam du benn Souleymane a ko ëpp doole ah mais nan la def inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa Souleymane lillahi rabbil alamin inni naka man Balxiis zalamtu nafsi tooñ naa sama bopp wa aslamtu te jéebulu naa maa Souleymane ànd ak Souleymane lillahi ñeel yàlla rabbil alamin di borom mindeefi Balxiis dafa accepté moo tax sukk jébbalu moo gën a yomb réew mi Macky Sall moomu ko ñi mu àndal moomuñ ko dañ leen kaa dénk pour ñaari mandat benn contrat la ñu ne leen yéen am ngeen benn mandat renouvelable une fois le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs loolu la ñu waxaale ak ñoom daf ko ci constitution bu 2016 bi léegi ñoom su fekkee ñu gore lañ ñu bëgg jàmm Sénégal ah ñun kat constitution bi lii moo ci nekk te ñun ñoo garantir constitution bi je suis le garant de la constitution léegi daal xam nga nan laay def man je vais faire mes 2 mandats ma organiser ay élections ku sénégalais yi fal ñu xam ne sénégalais yi la fal kooku tamit bu ñëwee def ñaari mandat yam wala mu def benn mandat bu ko sénégalais joxaatee beneen mu def ñaar après mu jeex muy Ousmane Sonko di keneen Sénégal di continuer mais ñun ñii dañuy dem bàyyi fi Sénégal dañoo judd fekk fi Sénégal te dañuy dem bàyyi fi Sénégal am na ñu fi njëkkoon a nekk kon dafa war a rafet ci weeru koor bii ñuy waaj a dugg maa ngi lancé appel solennel Macky Sall na delloo soit xelam affaire bi c'est pas trop tard ñaawal na digganteem ak yenn sénégalais na fexe nu mu réparer digganteem ak sénégalais te jéem a consolider la paix ak la cohésion sociale la cohésion nationale ba pare yamale gaayam yi ñu régler bàyyi seen waxi ñaaw yu ñu nekkee kaste yi saaga yi di créer ay faux profil di saaga nit ñi ñu naan gars yi Ousmane Sonko ñooy saaga nit ñi naan ay justice à Adji Sarr ban justice Adji Sarr fii ban justice Adji Sarr ay caaxaan la loolu fii dossier boobu di ay fen ay caaxaan buñ bëggee jàmm nañ jël yëpp teg ci suuf jubóog sénégalais li ko dese ci 3 ans yi mu jéem a rattrapé wu xam naa nag voilà loo deful ci 9 ans moom mën na ko def ci 3 ans donc daal tey loolu laa bëggoon a wax tey ci yàq der yi ñu yàq Ousmane Sonko mu sell mi di ñaan yàlla Ousmane Sonko yàlla sàmm ko musal ko ci noon yi aar ko bu baax a baax a baax ba mébétam mu mën ko àggali ba 2024 incha allah mu bokk ci élection yi remporter élection yi incha allah mu accéder à la magistrature suprême su ko defee nag yàlla may ko kattan ak xel gu mu liggéeyee Sénégal jëm kanam bu ñëwee nag nekkul ne day def lépp parce que kenn mënul def lépp mais day ñëw jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu institution yii ñu defaraat ko xam nga valoriser waat les institutions jox leen seen gëdd séparation de pouvoir bi nekk dëgg justice bi nekk une justice équitable xam nga Sénégal jaar yoon démissionner à la tête de son parti xam nga bañ a nekk parloo impunité jeex fa népotisme jeex xeex corruption bi Sénégal naat autosuffisance alimentaire am mbay mi dox industrialiser dëkk ba xale yi di liggéey Sénégal jëm kanam ñëpp juboo nekk benn waaw waaye Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla Sénégal yi dañoo bañante nit day génn àdduna sax
am ñoo xamante ni dañ si saaga di ci wax ay wax yu ñaaw te loolu moom moo ko fi indi moo fi indi affaire u haine yooyu noonu ay affaire u ethnicisme ay affaire u haine xam nga ñi naan ay xeet bi laa bokk ak ay régionaliste yooyu amutoon Sénégal ñëpp bëggante woon soppante xam nga mais tax na fu mu nekk nii bëgg nguur rek ak bëgg éterniser wu ci pouvoir bi mu séparer sénégalais yëpp mais loolu sénégalais yi nag wan nañ ko ne ko carrément nanguwuñ ko parce que Sénégal ñëpp benn lañ pël beeg séréer beeg njaago beeg tukkulóor bi ak baynunke beeg balant bi soose bi lébu bi koñaajo beeg mankaañ bi ñun ñëpp benn lañ ñu ngi takkante suñu biir di sëy di tuddante doom koo gis am na jarbaatu soose wala mu am jarbaatu pël man mii am naa jarbaat yoo xam ne ay soose lañ seen papa Daabo la sant soose la voilà man dem naa takk ci pël yi am fa doom voilà Sénégal daal benn lañ quoi bu leen nangu kenn di leen diviser ndax bëgg a toog ci nguur gi bëgg a préserver seen ay intérêt personnel suñu intérêt benn la war a nekk mooy l'intérêt du Sénégal kon ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah di leen ñaanal Ramadan Mubarak lépp lu ñu ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu incha allah ci barke weer bu tedd bi jërëjëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.